moom la en parlant de Ndar ba da ngay sori démb keroog am na lu doy waar luñ ma fa wax. muy askanu Guet Ndar. Guet Ndar ga. nañu leen taxaw. waaw. ñoo nekkoon te ndox ma. ñu ci mën di doon xam nga Guet Ndar. kii la quoi quartier la suma juumul. waaw. léeg-léeg nga gis koo xamante ne ji nee nañ ma day xëy ne day dem hôpital seeti malade. waaw. seetul malade de. fu mu sangoo ji lay wut. lu tax. amuñuy dus ñuy sango. saaboom lay jël ak njàmpem def ci poosam. waaw. bu demee ci hôpital ba. waaw dem sangu ci. loolu jaaduwul. dëkk bu toll ne gox bu toll ne Guet Ndar. waxuma ko pour di ŋàññi ma sàmba wala di man mii di wax ak yow sama yaay Ndar la cosaanu. donc kon amul daray xeebeel lu ci am. waaw mais dama ne nañ leen dimbali. dëgg la li nga wax ni dafa am solo. lu am solo man ñu koy dund ñoo ma ko wax. dañuy yeewu fajar ne dañuy dem seeti malade. jël seen saaboog seen njàmpe def seen poos. buñ demee sangu ci hôpital ba dem ñibbi. ak yeneen yoo xam ne sax mënee su ko wax ci rajo. Njaay xanaa xamu ne ajuma bi paase. waaw. Ndar lañ naroon a dem xalaas gi ak Passepartout dem biir Ndar ci boppam. incha allah alxames wala ajuma lañ ko programmé Passepartout mi lay àndal. maa xam nga ni bu duggee biir Ndar dem ba Guet Ndar dina am xalaasu une semaine. dinañ fa dem weekend bii di ñëw. déglu foo mara bi li mu def. foo mara bu nekk fii à Saint-Louis. ki mu jàppoon tëj ko si nekk sama doom la sama fille. bi ma ko wëree fii Saint-Louis gisuma ko. tout le temps moom mi ngi tëj si nekk mais mi ngi jokkoo ak benn xarit mu nekk Dakar léegi xarit boobu moo mënoon teg renseignement ni ma sa doom bi de nee na da ñëw Dakar bu ñëwee fii Sacré-Cœur lay dal yeme noonu ma ne ko ne xaaral ma daw dem Dakar ba daw dem Dakar temps sama waxtu ñëw Dakar bi ma ñëwee ma dem police def sama déclaration foofu wax leen jox leen filiation yi ndekatu yow ñu li dem Dakar yëpp xale bi ñu ngi fii à Saint-Louis la ko mara bu tëj ci benn auberge menace ko ni que nag boo ma boolee naa la rey génne ay serpent wan ko génne ay benn ñàngu benn yeew wan ko ba pare ci néeg bi mu nekkoon ci auberge bi mu rey fa ay ganaar génn ay affaire moom daal sacrifié xale bi quoi ba suma doom bi échappé génn si Maroc bi mu dem si benn kër xaritam mu tëddee foofu après waa kër gi ñoo nu woo ñu seen doom bi ngeen doon seet feeñ ne mi ngi fii la fanaan mais def nañ nag ngeen ñëw nang suba si ngeen ñëw jël ko. léegi bi ñu ñibbi si kër gi moom laaj nañ ko fu mu nekkoon mais tout le temps du nangoo fu mu nekkoon bu ko waxee mu ñu maa ngi woon fee maa ngi woon fii maa ngi woon fee mais du nangu wax dëgg bi fu mu nekkoon. mais benn xarit boo xam benn waay bi nga xam moo maru boobu ay maanaam daawoon nañ ànd maanaam daawoon nañ nekk kooku moo ñu tegal l'affaire du marabout tegal ñu aussi ñu mu jàppoon xale bi yóbbu ko si auberge bi. bon auberge bi mu ngi tudd auberge Perrault auberge banque bi à Saint-Louis Perrault bon waa ji aussi mën tegal loolu yëpp bon jox ñu filiation waa ji jox ñu waa ji naka la mel. maanaam bi xale bi ñibbisee xale bi toog na mot ay une semaine 2 semaines nagul wax mais finalement après le toog a ni papa kaale mu woon leen fi ma nekkoon. ñu dem jàmm gën y a un nommé Moustapha Diallo ñu dem si kër googu bi ñu dem si fekk Moustapha Diallo bi ñu ko demandé moom moo ñu tegal ni sëriñ bi moo jëloon xale bi daal di koy yóbbu si auberge tëj ko foofu pendant parce que une semaine. waaw léegi mënu aussi bon après def na naka su noonu xale bi moom moo doon wutal quartier parce que xale bi après sonnoon na mënu woon dox mu ceci cela. léegi mu jox ñu filiation Maroc bi ñu Maroc bi actuellement génn dëkk bi dem na Dakar. bon après bi demee Dakar Maroc bu ñëwaat mu tegal ma fu mu nekk. bon ki ñu tegaloon ñi Maroc bu ñëw na ñu àndal moom mu won fi Maroc bu logé. ñu àndal la police. bi demee foofu fekk fa jabaram. ñu ne waa ji génn dem na benn dëj côté gannaaw raay ñu taal suñu oto dem gannaaw raay laaj ko foofu ñu aussi waa jóge bi aussi ñibbi waat na. ñu ñëwaat këram bi ñëwee këram foofu laa ko jabar non waa ji de gisuguma ko. foofu daal mel ni yàlla moo ni ibbi la ni rido bi. ñu pos rido bi gis waa ji di raam ñu dugg suufu lal bi. le faux marabout mais raam dugg suufu lal bi xëcc ko waa ji suufu lal bi génn ko jàpp ko après dañ koy dogo si auto pose bi noonu lañ fekk waa ji daal si këram muy waa ji daw dugg suufu lal bi gaa ñi gis ko tànk yi ñu xëcc ko mu génn ñu noonu la ko yóbbu police ñu ñëw commissariat aussi bon fanaan bon ñu woo sama doom bi laaj ko mu ñu waa ji la yi moom a jëloon moom a tëj si nekk mais finalement daal waa ji daal bàyyi nañ ko on a relâché ñun léegi dañ koy woo par convocation lañ koy woowee pour def ay enquête par convocation mais finalement daal noonu daal lu leen si mujj am quoi noonu si mujj dégg. bon expliqué na joxoon na xale bi ay bon téere yu mu suuf si kër gi bon joxoon na ko aussi mu sangu ak lu mu suuroo
bon avoué na loolu bon jaan bi aussi avoué na ko nee na jaan bi moom tuuram la quoi nee na jaan bi tuuram la bon laaj na ko jaan bi keroog commissariat nee na jaan bi day dem quoi day dem di ñëw quoi waaw nee na jaan bi day dem di ñëw bon jaan bi tuuram la daal te daal loolu la fa doon wax daal commissariat quoi bon ñun aussi bi nga jàppee aussi bon toog nañu nii si commissariat bi ak paiement ñu koy enquête mais am na instant yoo xam ne ñoom dañ lay aussi génnal nga meññ nga bàyyi ñoo ko waa ji quoi bon boo génne aussi bon mën na dugg si yenn détails parce que boo xasee génn aussi bon doo comprendre bon naka la fa demee c'est aussi loolu c'est normal comme ñoom seen liggéey la am na instant yoo xam dañ lay wax génnal bàyyi ñoo ko waa ji bon noonu daal la fa demee quoi c'est une chose bi nga xam ne ñun dañ koy dénoncer parce que lii dafa baaxul société bi quoi kii sont des gens yoo xam ni boo xoolee lu mu yàq si doomu aadama bon kenn mën ko compter quoi est-ce que mën na defar doomu aadama donc kii yàq la fa nekk daal yàq doomu aadama la fa nekk quoi parce que ñun li mu ñu def bon métti na ba si kanamu yàlla bon yow loo koy def yoo koy def man lan laa ko war a def lu dul bàyyi ka yàlla laa ko mën a def parce que yóbbu ni yàpp fexe naa man ba jàpp ko ba jàppalu ko ba jàpp ko ba yóbbu ko justice mais finalement ñun léegi da nga koy bàyyi di ko jox par convocation parce que xale bi ne joue pas de ses facultés mentales bon léegi il faut ne bàyyi waajee di ko jox par convocation mu ñëw di wuy ñu koy laaj di ko bàyyi mu dem quoi donc waa ji aussi fu mënti nekk na la wóor ni yàq la fa nekkee yàq ay doomu jàmbur la fa nekkee tëdd ay doomu jàmbur la fa nekkee tëdd ay jabaru jàmbur la fa nekkee moom intérêt personnel lay nekk parce que dañ la jox yi nga xam ne boo ko songoo lépp lu mu la wax sa kër dama indi ko parce que ñun suñu doom boobu boo xoolee plus de 800 000 francs jël na ko si kër googu c'est lépp moom la ko jox le faux marbre la ko jox quoi bi nga laajee nee na xale bi indi jox ko dara bon c'est cela mais c'est un faux type c'est un faux type c'est un élément bi nga xam ni baaxul société bi quoi parce que genre élément yi ñoom je pense que dañu woon dama yóbbu leen si parc bi jox leen gaynde yi quoi parce que ñii gaynde ñoo ko la bàyyi rek lan la war a jox quoi ñoom la numérité quoi parce que amul rendement société bi quoi koo xam yow tu détruis l'individu tu détruis les gens tu détruis les mineurs tu détruis les innocents mais yow ban njëriñ am société bi dañ la war a jox dem xonte la gaynde yi c'est mieux. xale ba nag Ndiaye moo fa dem. mais ba mu fay dem dafa amoon ay problème mu bopp mu dem fa pour faju bi mu fa demee pour faju ci la ko waa ji def loolu. mais waa ji fexe na ba ànd ak police ak yëpp bañ jàpp waa ji. mooy ki doon wax ni moo papa xale bu jigéen. moo nekkoon papa xale bu jigéen. moo ko nekk ba léegi. waaw li kii di waa ji wax nii. da doon liggéey ak sëriñ bi. témoin la moom ci boppam moo doon liggéey ak sëriñ bi bi xale bi réeree moom moo fexe ba parents yi gis xale bi moom dafa témoigner carrément wax li sëriñ bi di def ba mu xamee li sëriñ bi di def ci la ko bàyyi sëriñ baa nga Ndar ba léegi quartier bu ñu wax Pikine. waaw ca Ndar. maa ngi koy woo téléphone boobu ba léegi jotuma ko déglu témoin bi Ndiaye. man maa tudd Moustapha man maa newaloon ki ñu naan Mohamed Sène te mu newoon fii ci Ndar waaw moom de am na tànk yoo xam ne da ko doon doxee. waaw tànk yoo xam ne da ko doon doxee muy ay tànku caaxaan man ak moom nag bu ñu xamante ci ñaari weer lay nekk mais xamal naa ko lu bëri li nga xamante ni waaw ay tànk yoo xamante da ko doon dox waaw yi nga xamante ni neexul yàlla te itam mi ngi yàq société bi ndax am na ay xale yu jigéen yu bëri yi nga xamante ni dañ ñëw ci moom di ko ñaanloo mu leen di détourné di leen tëddee wallahi azim guddi ak bëccëg. am na sax benn xale boo xamante ne da ko détourné ba nekk moom auberge fii ñu naan auberge del Piero fii ci Ndar pendant 7 jours di fanaanoo xale bi léegi bi muy fanaanoo xale bi pendant 7 jours man xale bi dafa newoon sama xarit mais xale bi après moom jamono yi nga xamante dafa nekk di tëddee xale bi mu koy tëddee après ci la ma xale bi daal di envoyé benn message ne ma ba xam su ma la waxee nangam ba xam kenn du ko xam ci laa ko ne déedéet ci laa ma envoyé benn message bi ne ko diw de jaar na sama kaw te yàq na ma yaxet wallahi azim fi ma toog ma am loo xam ne yëg naa ak sama xol mu metti ma après moom ci leen dafa bëgg yóbbu xale bi Dakar bi mu ne dafa yóbbu xale bi Dakar ma ne ko xale bi mënoo ko yóbbu Dakar ndax soo ko yóbbee Dakar yaa ngi bàyyi fa soxna lépp instant yi bëgg naa ngir rëccal xale bi léegi après moom bi ma ko waxee loolu moo mën a léegi dama leen di jiitu Dakar après nga indi ma xale bi léegi moom bi mu demee Dakar ci la rëccal xale bi après ci la xale bi dellu ci ay waa këram di ko laaj boobu papaam ak yaayam def nañ ñoom déposé nañ seen ay kii police ak gendarmerie pour ñu def ay recherche pendant 7 jours ñu nekk di recherche xale bi gendarmerie di ko recherche gis ñu xale bi léeg-léeg bi ko papa ji bi moom xale bi mu demee seen kër après ay waajuroom topp di ko laaj nanguwul wax mais bi mu demee ba sonn
mi nga xamante ni mi ngi tëdd guddi di gis yu kenn xamul di gis di gént ay gént yu yéeme ci la wax papam ak kii ak yaayam nee nañ ki ñu naan Moussa Fadé moo ma sauvé ndax dafa am benn sëriñ boo xam ne dama demoon mu daal détourné sama xel yegg ba xam ne yegg na sama kaw léeg bi mu yeggee ci kaw xale bi après papa ak yaayam daal di ñëw ba gis ma man tamit ma wax leen dëgg gi wax li am wallahi azim wax leen dëgg te yàlla rek tax après ci la ko police teg daal di teg loxo waaye instant yi nii ma lay wax moom police instant yi da ko libéré mais libéré gi ko libéré ñoom dañ nekk def seen ay enquête mais mi ngi fii ci Ndar itim di continuer tam di nekkalaat ay doomu jàmbur ak ay jabaru jàmbur. mi ngi ba tey moom waa ji la. waaw ba léegi waa ji la. mooy photo bii nga ñu yónnee. waaw mooy photo beeg gis nga bañ ko jàppeeg yooyu waaye libéré nañ ko. dañoo bàyyiwaat ko waaw xale bi fi mu nii àndut ak xelam. da maa wax ne ma yaayu xale bi daa war a wax. yaayu xale bi wax na soo bëggee ma dencal la yaayu xale bi ba suba. indil la ka ma la waxoon vendredi. waaw ka fi bàyyi woon jabar ji ak ndijaay ja jabar ja ak ndijaay ja. non comme ñoo ngeen Ndar. non laaj Aba ban moo ci gën bu ko ci gën a nañ continuer Ndar. histoire bi intéressé na ma waaye comme man damaa dañ kumpa. waaw waa ji fi bàyyi woon soxna Seck di jaay mais nag comme nag. waaw histoire boobu garaaw na xam nga histoire bi dégg nañu papa ji mu wax. waaw dégg nañu ku daan. collaborer ak sëriñ bi mu wax. waaw dañu déglu yaay ji. ayca ana sawaay. ayca sawaay jox ñu yaayam. ñun la suñu doom bi amoon problème fan yi moom dafa amoon problème ci école bi depuis ça fait 2 ans ñu ngi koy traité léegi nag xam naa ci loolu la gisoon nee na mu ubbi internet bi gis benn publication benn waaj buy publicité ni moom dafa mën a faj ay jinne parce que moom ci yooyu lañ ko doon faj fi mu ne dañ ko yóbbu ba ci dëkk séeréer yi di ko sang di indi chaque semaine ñu dem boole ak yeneen garab yi ñu koy boole ça fait 2 ans daal ñu ngi ci moom di faj waaw ak ay problème yu sew yu metti sax mais depuis lors booba nag ndekete moom ci suuf jël na contact ak waa ji ci internet bi waa ji dafa affiché benn page léegi nag mu jël coordonnées dem en douce ñun yëguñu ko gisanteeg waa ji pour waa ji may ko ay ñaan nee na waa ji nag nax ko jox ko ay affaire ni ko suulal ci kër ga lii ni mu ko sangoo ko mu sangoo ko ñun yëguñu ci dara parce que da daan génn di dem di jàng di ñëw xaw ma daal nan la def ba am contact ak waa ji ñun suñu institut yëguñu ko mais daal fexe na ba waa ji nax ko mu sangu mu ne ko am suulal ci kër ga mu suul ci kër ga léegi nag lu ko waa ji wax mu def ko am na temps suñu xaalis yi da daan disparaître nekk te moom daf ko daan wax indil lu mu ko wax indil mu indi léegi nag ba tout dernièrement semaine bali passé du mois d'octobre mu yóbbu ko parce que xam naa da ko bëggoon rawale dañu toog benn ngoon rek mu dajale ay bagages am yëpp dem ñu toog ba timis gisuñu ko ñu génn laaj woote xool fu ne gisuñu xale bi guddi gi ñu wóor fu ne dem porter plainte def yëpp disparition yëpp gisuñu ko pendant 1 semaine ñu koy wër di ko wër ndekete mi ngi ko kidnappé denc ko foofu léegi da ko doon bëgg a rawale di ko toppatool ay kayit pour rawale ko yàlla def daal am ñeneen ñu ko gis intervenir fexe ba xale bi rëcc mais balaa loolu daal def na ko fa ay atrocité yu métti def na xale bi ay affaire daal yu métti léegi bi mu ñëwee laaj nañ ko mu bañ a wax ñu laaj mu bañ a wax bi ñu toogee ay fan nag ci la soog a ñëw nettali ma li ko waa ji def yëpp ak fu mu ko tëjoon ak waa ji lu mu ko waxoon ni ko soo waxee dinaa la rey sa yaay rey sa papa da ko won ay jaan di ko won ay ginaar yu muy rey ni ko gis nga yi ay jinne yu nekk ak man la lu ma la soo ko defulee dinaa la rey sa yaay rey sa papa et après nag bi ñu demee ba mu débloqué wu ba commencé di nettali si la ñu nettali yëpp si Moustapha un certain Moustapha bu nga xam ne taalibe waa ji la woon moom tam mu nettali ñu affaire bi yëpp ni ñu demee ñu daal di jël affaire bi yóbbuwaat si commissaire bi ñu ngi ko doon suivre nee daal mujjewul fenn ndax léegi dañ ni xale bi moom elle vient juste d'avoir 18 ans effectivement ñu ne comme dootul mineur mënuñu ko poursuivre xale bi léegi elle est majeure laa kon léegi moom dafay rester impuni ndax léegi tam bu fekkee tey def nañ certificat médical yóbbu xale bi déjà elle est assez perturbée
dañuy ragal si biir yéeg ak wàcc bi tribunal dugg fii enquête yi ñu naan ko loolu fa yóbbu yaa fa yóbbu sa bopp comme moo fa yóbbu boppam yooyu yëpp daf koy indil problème ndax waa ji bi ñu ko enquêté lépp la nié dafa ni moom loolu yëpp def ko te fekk yëpp moo ko def am nañ seede ñun xam naa ne moom problème bi moom suñu doom moom problème bi mu am moom yàlla def na mënuñu si dara parce que comme elle a 18 ans poursuite bi dana metti duñ ko mën sax amuñu boobu moyen amuñu boobu dugg ak génn léegi nag mais pour mu bañ ko def yeneen doomu jàmbur parce que léegi nii téye nañ ko 2 jours bàyyi ko changé na adresse mi ngi dëkkaat feneen continuer di exercer ay liggéeyam nekkul nitul lenn nit ku bon la léegi nag loolu da continuer di ko def doomu jàmbur yi